Bonjour, nous sommes à Touba, plus précisément à l'hôpital Ndamatou, pour faire connaissance avec notre parrain, M. Moustapha Sourang, directeur de cette structure sanitaire. nuyu soxna Ma Anta di ko sargal itam ci taxawaayam école bi nga xam ne xëy na nit ñaa ngi dem ba Dakar di ko wuti mu indi ko fii te it résultat yi nga xam ne mi ngi koy am muy résultat yu am solo lii itam di source de motivation pour élèves yi nekk bii mën na nekk benn fil conducteur boo xam ne xëy na buñ ci jàppee dinañu mën a àgg fu ñu jëm ndax jamono dafa am nu mu tëddee man nag maa ngi tudd Mouhamadou Moustapha Sourang man maay directeur hôpital Ndamatou maa ngi juddu Ndar je suis un Saint-Louisien originaire de Saint-Louis surtout ma Sourang maa ngi judd en 1961 sama papa mi ngi tudd Ibrahima Sourang je vous le dis dinaa leen wax fonction am pour expliquer leen un peu parce que il était préfet et donc ñëpp xam nañ ne préfet yi département yu bare la ñuy def looloo tax sama cursus xaw a mouvementé un peu def naa li ñuy wax jardin d'enfants la ñu koy tuddee defe naa ko Tivaouane parce que période boobu Tivaouane la nekkoon jànge naa Gossas bi ma jógee Gossas dañu ñëw Mbacké fii laa amee sama entrée en sixième ma mère était aussi sage-femme xëy na loolu sax moom moo guidé sama choix wu def médecine parce que souvent daf ma daan yóbbaale hôpital te ma gis aussi li ko maladie doon jaral saa su nekk malgré que fi ñu nekkoon dafa xawoon isolé parce que préfecture yi xam nga day am jamono yooyu surtout day am ay garde ak am ay kii mais dafa ne woon dafa leen waxoon ñoom ñëpp ne leen heure bu ambulance bi ñëwee bu leen nekk sax di leen poser question fëgg leen mu jóg mu tëdd wekk nu mu tuddati kii blouse am et souvent da doon jaabante parfois nag bu dee ci bëccëg bi mu ñibbi ñu woowaat ko daf ma daan yóbbaale bi muy nekk itam Mbacké kilifa yu bare dañ ko doon solliciter pour seen waa kër yi lu ci bare bu daan dem it man la daan àndal xëy na loolu itam bokk na ci li tax ma def médecine ma am amour bi ba tax ma def médecine ma fi jógee def naa Diourbel sixième laa fa def li des sama secondaire yëpp école lycée Malick Sy laa ko def à l'internat muy passage bu doy waar ndax internat day foo xam ne yéen rek a fay nekk muy am ñaari catégorie nit ñoo xam ne xëy na njàng mi fonk bañ ko war a fonk dëgg duñ ko fonk am ñeneen ñoo xam ne jàng rek mooy seen métier jàng rek la ñuy def duñu def leneen duñu yëngu aussi ci leneen nga xam ne kon foofu lenn moo la fay dimbale mooy sa yar ak ci yoon wi ñu la teg man nag internat bi li ma fay def naa fa juróom-benni at fa lay soog a amee bac dem université mais la ma fay jàpp mooy xëy na ba ma fay nekk li may doon gone pas-pas bi nga xam ne amoon naa ko ci sëriñ bi ak bëgg ko di ko gëstu di ko lire sama temps libre lu ci bare en dehors du fait que bi ñu nekkee Mbacké sama papa ñu kilifa yu bare dañ fa daan dem mu fii ñëw mu am lu bare loo xam ne xam naa ko ci doon naa gëstu ba tax léeg-léeg yëfi xale rek daan nañu toog gars yi ne ma dañu bëgg nga waxtaan ñu ci sëñ bi surtout le vendredi nga xam ne daf daan xumb samedi bi du ñu liggéey dañ daan toog di ci waxtaan fàttaliku naa sama benn xarit boo xam ne ci foofu ñoo bokkoon classe xëy na loolu moo ñu gënoon boole mais moom du woon jullit mais saa yu ñuy waxtaan ci sëñ bi dana ñëw toog di ñu déglu religieusement bés mu ne ma man de Moustapha saa yu ma doxee ba gis photo sëñ Touba sama xel ci yow lay nekk
defe naa du benn du ñaar sax jënd na ay photo indil ma ko loolu dafa dem dugg ba bés Ablaye Niang ñëw fa di jàng ci place de France ma ne ko nañ dem bi ñu demee dem bi mu dem moom moo raccourcir suñu yàggaay foofu ndax dafa jooy yu méttee métti ba ma yaakaar ne xëy na dara dina ko dal kon xëy na mbëggeel googee ak gëstu bi ñu gëstu cursusu sëñ bi ci fi mu jaar nga xam ne booy xool wàllu baatin moom mënuñ ci dugg ndax xamuñ ci dara mais booy xool saayir bi rek résistance bi mu def jàngale bi mu jàngale ak taxawaay bi mu taxaw xam-xam bi mu wane ci wax ak ci jëf ak ci mbind loolu dafay loo xam ne képp koo xam ne xëy na téye nga ko fonk ko gëm ko di ko doxal yàlla mën na la dimbali la ngay def nga am ca ndam. te fii may wax ak yow man sëñ Saliou moo ma jëlee si daara ja boole ma ak moom kon nga xam ne li mu wax dëgg la ndax man mi firnde laa si waaye état aussi moom bu deful woon Pastef du ko def hôpital niveau 1 su deful woon Pastef it si li ko état sant duñ dem ba jox ko hôpital boo xam ne au moins il y a 21 spécialités kooku hôpital de référence la c'est au niveau sous-régional minimum dina ëpp 2000 yi wala 1000 et quelques lits donc kon lu diis la faj ay ndongo tribué ak fi mu fekkoon sëñ bi loolu mën naa si def une émission de 12 heures de temps ndongo yi fi mu fekkoon sëñ bi ndongo yi di wiridi sëñ bi maa toog mu ngi toog mu ne ko waxtu bi tembe moom sëñ Saliou bu jotaan damay tiit ndax xale te moom yàlla xam na ne xam nañ ne du tiit waaye ay xale yu ñu la jox ay doomi jàmbur nga yor seen responsabilité ñu feebar tëdd ne tey du ma gis ku ma leen taxawul waxtu da daan jot moom du gis benn xale looloo tax cant googu jóg kon ñaari mission yi mu allié c'est très important li la état sant muy si établissement public nga nekk boo xam ne état bee ko moom dara sooxewul parce que bu sooxee woon duñ ko def niveau 1 ba itam di ko jox hôpital bi gën a rëy si Sénégal kon am na ay performance yu yooyu du lu nit mën a lijjanti du ay pexe déedéet ay compétence la ak it liñ la jox nga def si yitte njàng mi bu ngeen si deful yitte du ngeen dem fenn bu ëllëgee bu ngeen demee ba am liggéey su ngeen si deful yitte du ngeen dem fenn rawatina nag ñu jëlaat ku Sëriñ Tuubaa jox la sas boo xam ne man gëm naa ne moo gën a diis sax administration ndax ñi ngay waxal ak ñi ngay jëflanteel ay ndongu tërbi lañ dañoo tàng dañoo naqari rek te faw da nga maslaak ñoom ba faj leen te coow du am benn coow musa laata fii sëriñ bi jóge gërëm na ko gërëmati ko ay yoon man mii am naa si lu ma xam lu tax ma wax loolu mooy que ne yitte may na ko tey jii li ko sëñ Saliou sant booy man mii mat naa si seere ndax bu doon li ko sëriñ bi sant defu ko man am naa samay fulla takk samay bagage dem jaay gerte wala xorom état it am na fulla joo xam ne du neexal kenn ñaata président ñoo fi jaar ñaata ministre de la santé ñoo fi jaar te ku fi jaar rafetlu nga ab liggéeyam bu kii fi nekk tey moo tax tey jii moom lii ñu ko nommé nii yëgu ko te lijjantiwu ko leneen la ñu lijjanti loolee nag tey jii ñu mel nii ngeen def si ñoom choix mais dafa fekk Serigne Saliou Mbacké def choix moo tax tey jii bu ngeen ñëwee ne def ngeen choix maa ngi doon jéem a laaj ci yan critère ak ci yan kii ngeen defee seen choix mais pourquoi ngeen tëb def si moom choix man loolu rek xaw na ma def jël ndax Serigne bee ko njëkk a choisir du man du état du keneen te bi mu ko choisir am na ñu ne déet di ko déedéet waaye tey jii bu sëñ Saliou desiwaatoon te gëm naa ne jógu fi dina ko jox loxo ne ko maa ngi lay sant di la gërëm. mooy ne directeur seen parent bii ngeen choisir tey daf ko seen première promotion bu bachelier bu Badiane Mbaye parrain la boo xam ne xëy na ñun ñi nga xam ne mën nañ leen di jur mooy suñu parrain ñun aussi parce que dafa participer suñu formation ndax moom moo financé suñuy formation ba ñu mën a def un master
en santé moo suñu liggéey tamit moom la ñuy suivre mu doon ci koo xam ne ni exemple la dans le travail, exemple la pour la persévérance, exemple la pour le bon mouride, le bon disciple mouride bi nga xam ne nii tey jii lu muy def da cay jiital Serigne Touba. te damay wax ne nit ki bu fekkee ne tey da nga nekk Touba di fi jàngee ba am say diplôme, ce premier devoir bi ñu lay demander mooy d'être un bon talibé, uniquement un bon talibé. Un bon talibé, ça veut tout dire. te moom il l'a réussi parce que tey taalibe gi moo mën a tax ba lii mu jëmmal ci Touba ci santé sëñ Saliou Mbacké toog ne moo ma doy ci santé fii ci Touba. Il est le premier médecin boo xam ne nii tey biñ ko fiy teg Serigne Saliou Mbacké moo ne kii sama doom la, xam na li ma bëgg ci dëkk bi te mën ko nañ ma ko fi bàyyil. loolu ak taalibe moo ko may. mais ci wàllu compétence bi aussi mooy ne structure de santé bii nga xam ne mooy Ndaamaatu ci ñi fi nekk ñëpp xam ne bi muy démarré moom bi mu fiy ñëw recette yi mu fi fekk ci hôpital bi ñu koy def weesuwul 400 000 500 000 par mois. mais tey jii salaire rek bu koy fay day mat 68 millions actuellement de salaire, c'est-à-dire 400 000 la fi fekk pour recette globale boo xam ne moom la hôpital bi daan liggéey. tey yóbbu na ko bu salaire yi képp yegg na 68 millions. budget global bi dem na ci 2 milliards 380 millions. donc loolu nag mooy li sëñ Lamine doon wax, fekk mbir ñu dénk la ko nga jële ko point A yóbbu ko point B. et ça il l'a fait. ñi ko gën a mën a juger mooy le gouvernement, ndax le ministre ñu ministre yi fi nekk yëpp mën naa leen citer, mais kii fi nekk tey dafa ne hôpital de référence am mooy Ndaamaatu. nee na buy choisir buy citer hôpital day wax ne sama hôpital la. salaamaaleykum, maa ngi tudd docteur Ndeye Maguette Diop di médecin chef district sanitaire de Touba. di tàmbali samay kàddu di sant yàlla di ziar sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te gën a wér. donc di nuyu ñëpp waaye nag di am mbégte ak kontante ci soxna Ma Anta Mbacké opportunité bi ñu may tey ñu mën a wax ci docteur Moustapha Souran ci bés bi mu koy sargale promotion xale yi réussir seen examen. donc wax ci docteur Souran nag dina yomb du yomb ci ñun waaye liñ ci gën a marqué mooy déjà bi ñuy ñëw di jàng ci docteur ci Touba sëriñ bi dogal ci ay loxoom lañu tàbbi mu dalal ñu, waaye lépp lu nit war a xam ci médecine ci santé ba fa dëgg yàlla teg nañu ci yoon ci wàllu xam-xam bi waaye ci wàllu nekkin, ndax ci ki ñu dimbali ba ñu xam ne santé du rek xam-xam bi waaye xamit nooy ànd ak nit ñi, nooy yërëmee nit ñi, nooy dimbalee nit ñi. et au-delà de loolu lépp yegg na ci ñun ba làkkum nasaraan ngeeg bind beeg amul benn aspect ci wàllu xam-xamu docteur boo xam ne jàng nañu ko. waaye nag bu loolu yëpp jàllee li gën a neex ci ñun te buñ koy wax di ko wax ak fierté mooy taalibe gi mu àndee woon ak ñun ba pare saa su nekk dañu ci sonn nga xam ne dañuy respecté li nga xam ne mooy suñu wàllu liggéey waaye it dolli ci loo xam ne taalibe ak moom demoon nañ ba liggéey bi amul heure. bu ma waxee amul heure nag heure xëy bi moom bokku ci, mooy loo guddee wàcc xalaatoo le lendemain nga tardé. foofu la ñu jëkk a tàggatee ci 1h du matin boo génnee hôpital it le lendemain 8h boo waxee mu ne la neem am na ñoo xam ne dañoo fanaanoo seen mettit xëy ñëw amul lay ba duñ leen jël. loo sonn lu malaat yi bari it amoo heure wàcc tant que lijjanti woo leen ñoom ñëpp xalaatuñu jóge fa. sëñ professeur Anne fi ñëw seet si ma ne ma Moustapha il faut que nga ñëw def sa thèse benn yoon parce que les résultats sont bons mais boo toogee tuuti nit mën na jël sujet bi def thèse bi te bu boobaa on sera obligé de reprendre à zéro
ma ne ko waaw d'accord avancé naa sax man ci bind bi trop léegi nañ dem nga siyaare ji sëñ bi mu ñëwee ci sëñ bi mu wax ko ne ko man Moustapha laay jël si sëñ bi dee ne ko waaw waaye da nga ñuy muñal ba sibiru jeex ci Touba bi ñu génnee mu ne ma yow de tàkk nga daal xamal ne dootoo demati ma def sama thèse ba noppi toog fi ne fi nit ñi sax mën nañu yaakaar ne bi nga fii ne mën na doon mën na créer benn retard bu ndaw ndax ñi ci biti wala ñi nekk Dakar dañuy am possibilité di def ay études complémentaires waaye sëñ bi moom jàpp nañ ne ku des ak moom doo dellu gannaaw bi ñu may njëkk proposer bourse pour ma def santé publique booba daanaka maa ngi soog a ñëw professeur bi ma woowee wax ma ko ma ne ko man de fi ma nekk dama koy redresser parce que li ma fi fekk bu ma bàyyee hôpital bi nii dina doy waar kon xanaa damay bàyyi ba benn pour mun a c'est dommage ndax bourse la boo xam ne ñi koy wut bare na te jafe na lool ma décliné bi ma toogee 2 ans ba yëf yi commencé tegu ci yoon laa toogaat rek ñu woowaat ma nañ ma woowee woon ne ma ñeekat commencé nañu cours yi ci laa dem def sama spécialisation de santé publique ba noppi mu pare bien après ma dem def qualité j'ai fait un master 2 en management par la qualité à Dakar après ma def management aussi des établissements publics de santé ak yeneen formation yoo xam ne qualité bi gën naa ko approfondir tuuti parce que en 2015 dem nañ fi Japon 1 mois boo xam ne presque loolu rek lañ doon def mais loolu yëpp li ma ci doon jublu duut ay diplôme sax ndax boo xasee am sa doctorat en médecine leneen loo ñëw da nga ko ciy teg waaye la ma ci jublu mooy gën a jekku sama liggéey pour man njàng moomu instrument la boo xam ne da nga koy téye mu lay dimbali ci li ngay def ngir mu gën a aw yoon ngir mu gën a tegu ci yoon waaye ngir mu gën a rafet donc boobu ba léegi donc j'ai fait toute ma carrière pratiquement à Touba récemment lañ ma nommé directeur hôpital bu bees bi nga xam ne c'est pratiquement en finition c'est un hôpital de niveau 3 qui est quand même un hôpital qui sera un hôpital de référence je ne dis même pas pour le Sénégal mais pour même les pays environnants donc maa ngi terminer nii le temps que foofu ubbi pour que ma mën a jël service man ku dem continuer sama liggéey foofu li nga xam ne daal moom la retenir sama cursus mooy daje bi ma daje nga xam ne c'est déterminant c'est ça qui a loolu moo gën a déterminant ci sama adduna mooy daje bi ma daje ak sëñ Saliou waaw daf ma dolli lu bare. képp ku fi yor responsabilité fii si Touba ak si Sénégal man gëm naa ni da nga war a def liñ la jox nga fexe jëlee ko si point A au moins yóbbu ko si point B waaw te loolu dafa laaj fulla ji mooy tey jii booy def farata xamal ne lii farata la nga dox jëm si sëñ Abdoulaye dafa ne mbott yi ngaax si dégg bi duñ ma teree dem naane loolu mooy il faut se fixer des objectifs yooyu nga fexe ko atteindre ni nga koy atteindre nag dafa am fooy jaar yàlla da ko tere ba pare te buggul ku koy def même ñi jàng école bëgg see réussir taluñu taluñu leneen il faut que ngeen fixé wu ay objectifs xam ne dëkk bi tey jii war nañ dem bañ ne président de la république wala ministre yi si Touba gii lañ jóge ñan ñoo raw ñu ne waa Touba mais raw si école amul sens mais dafa war a am yar ak teggi ndax sëñ Touba si loolu la formé taalibe yi ñuy jàng tubaab tey jàng nañ tubaab jàng tubaab du dara dafay mel ne escalier yooyu yéeg rek pour àgg fenn fi c'est rien du tout jàng tubaab ça ne veut pas dire que ne da nga acculturé wu dem jël seen civilisation déedéet waaye ñun am nañ civilisation bu ñu doy sëkk
muy civilisation boo xam ne sëñ Tuubaa moo ko tëgg si sunu wàllu colin si sunu wàllu waxin si sunu wàllu nekkin te lépp di yar ak teggin loolu moo war a ëmb lépp bu ko defee ngeen armé wu loolu daal di dox nag jëm si kaw ànd ak it c'est très important li mu wax nit mënul dem sans ay waajuram déedéet c'est important muy wax tudd waajuram c'est important li ngeen di def ngeen bàyyi xel déedéet du ngeen ne da ngeen jàng tubaab rek seen yaay day jaay gerte da ngeen ko war a déedéet moom ñoom dañ seen i waajur dañu war a bokk ci seen cursus da ngeen leen war di bàyyi xel da ngeen leen war di bégal même bu fekkee ne yoru leen dara da ngeen leen war di déglu c'est important ak it di leen tërbiye wu c'est important du ne damay jàng tubaab di liir fee ñu naan kay tubaab la sama doom ji kat tubaab déedéet loolu ab sax murit yi ñoo war a ñoo jiitu ci lépp waaye yàqalul leen dara seen diggante ak Serigne Touba loolu ngeen war a jël téye ko te góorgóorlu ci waaw. aujourd'hui ñun li ñu doon lijjanti ci ay matériel moom muy dem bitim réew di ko jëli lu ci bëri ministre bi léegi da ko cee topp di ko lijjanti ba ci scanner avant mu koy jox hôpital de référence ba la nga xam ne soo au niveau sous-régional daanaka dépassé na niveau 3 mënuñu ko classé ci niveau 3 yi fi nekk fii ci kii bi niveau 4 nga koy mën a placé mais dafa topp développement bi nga xam ne moom la doon defal hôpital bi ministre bi topp ko ci loolu indil ko matériel de pointe boo xam ne léeg-léeg dañu toog médecins yi di laaj matériel mu yëg ko en 24 heures mu lijjanti matériel bi et c'est presque plus de 40 millions de matériel boo xam ne ministre bi daf ko débloqué en moins de 5 jours ñu indi ko biir Ndaamaatu par simple coup de téléphone donc loolu ñoom bu ñu amuloon confiance ci moom du yombee noonu bii hôpital rek nga gis ñuy toog mësul am grève te am nay syndicat ndax sëñ Saliou Ndaw mii ñu doon wax léegi ci syndicat yi la bokk SAMES am na fi yeneen syndicat yëpp am mais mësul am mouvement d'humeur parce que effectivement les revendications ont été satisfaites depuis longtemps da leen di jël en compte y a une paix sociale boo xam ne la boo ko amee war ngaa rus a grève ndax moom mii nee na sëñ bi moo ko wax ne ko nit ki day di revendiquer dara ci Touba bu amee bu ko waree def ca moom la ko war a def ndax Touba moomeelam la li ñu fi war a def yëpp moo ko war a def boo jógoon di grève tey jox ko moom doléance bi duñ ko yóbbul le président de la République le khalife général des mourides lañ ko war a yóbbul waaw donc duñu grève te loolu yeneen structure am na fi ci dëkk bi mais Ndaamaatu rek nga koy gis mësuleen a dégg ñu ne benn infirmier wala benn médecin grève na biir Ndaamaatu c'est parce que tout simplement dañu am parrain ñoom tamit rek mooy seen parrain bi référence la l'homme est dans le cosmos te le cosmos bouge il faut des références waaw il faut des références boo amul référence doo dem mais kii c'est un bon bien référent donc muy loo xam ne tàggat nañu ci bëgg liggéey tàggat ñu ci xam li ñu war ak suñu liggéey waaye it yokk ci nag di ko gisee saa su nekk liggéeyal Serigne Touba day tax ba daanaka yi fi daan na neex liggéey bi daan na neex si yow ba doo sonn wala nit ñi ñoo la daan yërëm waaye yow daanoo ko yëg donc wax fa dëgg yàlla daal je pense que docteur Soxna Ma Anta li mu ko choisir comme modèle pour xale yi wax fa dëgg yàlla elle a fait un excellent choix ndax bu dee ci wàllu xam-xam bi jàng mi yëpp matee na ko waaye li gën a marquant mooy les valeurs ci taalibe gi ci bëgg liggéeyal sëriñ bi nangu jaayante des ci dëkk bi ngir liggéeyal ci sëriñ Touba donc vraiment je pense que peut-être xanaa gàtt gi waxtu bi gàtt waxtu bi ñu ci war a wax rek waaye wax fa dëgg yàlla buñ ci doon wax duñu pare ndax koo xam ne ba ngay am ñaar fukki at ak juróom benn daanaka nga dugg ci ay loxoom di doog a nekk di def 6e année médecine ñëw mu lay jàngal médecine nu ñuy fajee nu ñuy kiiwee nit ba tey jii ma mën a toog nekk médecin chef de district wax fa dëgg yàlla sëriñ bi dogal ne mosuma génn ci loxoom
ci wàllu Kër Docteur donc ñu koy sant di ko ñaanal suñu borom yokk ko ci lépp ci wér ci jàmm ci xéewal sutura ak teraanga ak lépp ndax wax fa dëgg yàlla ànd bi yàgg na waaye jàmm ak lu rafet rek ak di ñu ñaax ci gën a farlu ci li ñuy def gën a ñaax ci sellal ko te gis ci liggéeyal Serigne Touba tey jii dara day xew ci wàllu santé ñu def requête war a contrôle par rapport ak autorité beeg yëpp waaye li muy jëkk a wax nañ seet luñ ci mën a jaayanteeg Serigne Touba tàmbali ko nga xam ne daanaka lu ci bari du xaar te loolu pas-pas ak Pastef moo koy def vraiment ñu koy ñaanal bu baax daal di santaat di ñaan ñu nit vraiment li mu def ci ñun yàlla nañ ko saxee dëkkee ko ba saa su nekk muy gis ci ñun fierté ci li mu bëgg ñu nekk ci te xam naa ne Tama Anta bu ko choisir pour xale yi bu ñu xoolee ci moom parcours am fi mu jaar war nañ mën a gën a am jom gën a takku te que mu nekk jigéen ak góor je pense que man damay nekk un modèle pour montrer que yëf yi moom amul góor ak jigéen pas-pas la bëgg waaye dëggu